maa ngi rafetlu bu baax laaj bi nga ma laaj. dañ ma invité ci festival mondial de la poésie bi nga xamante ni at bu nekk ñi ngi koy organiser ca Roumanie dëkk bu ñuy wax Craiova ñuy di fàttaliku ñoom aussi dañu am ab poète bu mag bu ñuy woowe Mihai Eminescu. ni Senghor amee importance ci Afrique amee importance ci Sénégal noonu la Mihai Eminescu amee benn importance bi ba ñu tuddee ko organisation bi nga xam ñooy def festival mondial de la poésie ñu former une académie tuddee ko académie bi ñoom ñooy organiser le festival mondial de la poésie invité nag ay poètes yu nekk yu jóge ci àdduna fu nekk États-Unis Maroc Colombie Italie France fu nekk donc Kazakhstan vraiment mu nekkoon rencontre bu am importance du 17 au 22 juin j'ai été le seul sénégalais poète bu ci participer ci biir participation boobu bi ñu demee ba nga xamante ni ñi ngi ci phase de clôture bi di tëj festival bi ñu jox ma fa nag prix bu am importance prix boo xamante ni niñ ko justifié mooy sama livre yi nga xam bind naa ko ci wàllu taalif mu nekk livre yu bëri boole ci aussi qualité ouvrage yi ak sama parcours poétique livre yi nga xamante ni aussi vraiment am naa ci ay prix et surtout le prix international Léopold Sédar Senghor bi nga xamante ni man maa ko fondé ba ñuy waaj a dugg ci 8e édition bi nga xam ne mu nekk prix boo xamante ni partout dans le monde xam nañ ko mu nekk prix boo xamante ni prix boo am importance la aussi nit ñi fu ne la ñuy jóge ci àdduna di ñuy tasante fii ci Italie di ko feete di rappelé wu ki nga xamante ni mooy ex-président de la République du Sénégal liggéey bu am solo ci wàllu taalif ñu koy fàttaliku waaw kon noonu laa la ko mën a tënkale vraiment daf ma intéressé bu baax a baax a baax a baax donc ñu ciy kontaan di ci am mbégte ñu jël prix bi aussi di ko déjee sunu Sénégal képp kuy doomu réew mi ñu jox ko di ci kontaan di ci am mbégte bu baax a baax a baax a baax a baax mu nekk prix nag boo xamante ni vraiment lu ma bett la ndax jàppuma ko woon man biñ may invité dem naa fa récité naa samay poème damay bind ci italien damay bind en français aussi vraiment prix bi ak émotion bu mag xaaruma ko woon donc biñ ma woowee ci public bi jox ma ko vraiment lu ma bett la donc ñu ci sant yàlla vraiment kontaan ci lool la boo xamante ni naa ci mën a tontu ma fàttali ni 2014 su ma juumul Amadou Lamine Sall nga xamante ni kenn du ko présenté Sénégal ñëpp ko xam muy taalifkat bu mag di poète bu mag bu ñu ràññee ci àdduna jëloon na fa woon nañ ko jox ko le grand prix spécial du festival mondial de la poésie bi ñuy tuddee Mihai Eminescu ci Roumanie donc c'est pas la première fois mu am sénégalais bu ñu primé donc je peux dire que man maay le 2e sénégalais après Amadou Lamine Sall bu ñu fa invité comme li ma wax ñoom dañuy xool parce que doyul rek nga publier ay ouvrage ma présenté wu gën a mën présenté wu c'est-à-dire dañuy xool des fois parcours poète bi ay ouvrage am ñaata livre la bind ñaata recueil de poèmes la publié macha allah maa ngi ciy sant yàlla parce que am naa ouvrage yu bëri yoo xamante ni daf ci am ay ouvrage yoo xamante dañ ko sax inséré ci programme université par exemple fii en Italie dañ may invité dans les universités def naa conférence université Montpellier
macha allah def na ay yenn conférence yu bëri ba pare aussi ak prix littéraire yi nga xamante ni organiser nañ ko nekk ci organiser ko donc yàlla dafay def aussi parcours yooyu yëpp nga xamante ni gis nañ ni que na nga bokk ci ñi nga xamante ni dañuy dundal taalif ci àdduna donc mu nekk loo xamante ni nag vraiment maa ngi ciy sant yàlla parce que ñun aussi biñ koy def bëgg taalif rek moo ñu ci dugal moo tax ñu koy def nga xamante ni tey boo koy def ba ñu ràññee ko ci àdduna nga xamante ni tey ñun bu ñuy organiser le prix international Léopold Sédar Senghor fii ci Italie nga xamante ni man maa ko fondé poètes yi fu ne la ñuy jóge ci àdduna donc ku ñibbi nag yaa ngi bind ci loolu liggéey bu rafet boobu nga xamante ni man maa ngi koy def fii ànd ceeg nag samay xarit ak samay collaborateur ay sénégalais ak ñu dul sénégalais di ko taxawal bés bu nekk nga xamante ni jëmmu Sénégal moom moo ci yëkkatiku xam nga tey boo demee ba Vatican reconnaître ko ba jox la seen patronage l'Union européenne jox la seen patronage ak yeneeni institution italienne institution internationale institution française yi donc mu nekk loo xamante ni dañ ciy kontaan parce que ñun suñu objectif mooy dundal taalif dundal poésie xam nga poésie yombul de telle sorte que boo ciy liggéey ndax du tax nga am alal donc dañ ciy liggéey di ci bay sunu wàll ndax munoo def lépp yàlla aussi mayul loolu kenn donc nag ñun ñu liggéey ci liggéey bu rafet rek di ci continuer nga boo demee ba nekk doomu sénégalais ñëw nekk Italie dund fi une vingtaine d'années dëkk ba nga dëkk sax prix littéraire ba yow yaa ko fondé parce que man fi ma dëkk prix littéraire bi man maa ko fondé donc fondé prix littéraire boobu nga xamante ni tey dëkk bi ñëpp ko xam waxuma sax prix Senghor rek fa ma dëkk prix ba man maa ko fondé donc activité yooyu nga xam yaa ngi koy def ñu lay gis fu ñu la fekk yaa ngi yëngatu ci taalif te Europe communication bi ça passe rapidement donc yeneen dëkk yi dañ koy xam yooyu yëpp nag buñ ko analyser boole ko tënk ko conclusion bi moo waral loolu prix boobu tey ñu ne kii de gis nañ ko mu ràññeeku loolu ci wàllu taalif ci wàllu écriture ci wàllu publication ci organisation activité culturelle poétique ñu jox la distinction bu mel noonu ak prix yi nga xam ne aussi gagné naa ko en 2010 man maa gagné aussi le prix international de poésie ñu wooma Suisse Lugano jox ma ko le prix européen de poésie donc Italie fii aussi gagné naa fi ay prix recevoir naa fi ay mention ay diplôme donc yooyu yëpp nag daf lay jox aussi benn importance boo xamante ni vraiment ñun sax wutuñu loolu ndax dañuy publier rek li nekk suñu xol la ñuy génnee publier ko bu ñu woowee nag du ñu primer dañ koy jël sant ci yàlla dañuy liggéey rek pour yëkkati suñu dëkk moom moo ñu ñor donc vraiment ñu représenter ko dignement comme par exemple prix bi aussi prix Senghor par exemple Macky Sall ci boppam le président de la République envoyé woon na ma lettre boo xamante ni vraiment rafetlu ko donc ñun ci wàll bi ñu nekk rek dañu ci luñ ci mën a contribuer ñu contribuer ko li ñu amal importance daal comme ni ma ko waxee woon rek ma bamtuwaat ko mooy sunu Sénégal nga xamante ni vraiment ñi ngi koy fexe ni ñu ko représenter dignement au niveau international donc mu nekk nag loo xamante ni ñu koy partager nag ak képp kuy doomu sénégalais. waa laaj boobu dama ci tontu mu nekk laaj bu am importance gis nga réseaux sociaux amul lu mu munul mën na fal nit mën na folli nit mën na yóbbu nit fu mu ko foogewul booy jaay produit bu nekk réseaux sociaux mën na ko jaay ko mën na ko yàq wàllu bind aussi mën nga ci def publicité nit ñi xam la mais li gën a am importance ci sama xalaat bu gàtt mooy que relève u Sénégal ci wàllu taalif dafa war a am
waaye responsabilité yi aussi nañ ko séparer. État dafa war a am lu mu doxal, mag ñi fi nekk ndax man ci génération jeunes yi laa bokk, bien que duma xale parce que au moins 25 ans boo demee ba passé 50 ans de dootoo xale. ñi fi nekk di bind nekk ay mag war ci liggéey préparer ko, parce que ñoom aussi seen temps ak seeni production littéraire yóbbu na leen foo xamante ni ci àdduna. defe naa ni seen préoccupation, seen souci dafa war a nekk ci liggéey pour ñu am relève. Donc lu am importance la état daf ci war a jouer, mooy favoriser de telle sorte que doyul rek nga yëkkate xaalis jox ko les maisons d'édition pour ñu publier. Je trouve ni que même enseignement au niveau de l'éducation daf ci war a nekk loo xamante ni lu baax la, ñuy bind ci sunu langue. bi ma demee Roumanie gis naa Kazakhstan ak ñeneen si seen langue lañ dul lire, ils ne lisaient pas en anglais. bi ñu paree bon ils ont traduit en anglais, ñu traduire aussi en roumain. Italien bi mu ñëwee dafa lire en italien, français bi mu ñëwee dafa lire en français, man bi ma ñëwee dama lire en français lire en italien. kon jàpp naa ni que ñun suñu langue bu ñuy préparer poètes yi ne war nañu mën a bind en français, bind ci yeneen langue bu ñu neexee, ñu fexe aussi bind en wolof. mais lu mu mun wax mooy que relève boo koy préparer doyul rek nga yëkkati xaas di ko jox les maisons d'édition. ci éducation, ci jàng bi ngay nekk CM nekk lycée di organiser des prix littéraires au Sénégal, nga xamante ni da ngay primer foofu nag la crème bi di génne. Italie fii dañ koy def souvent. man mii prix bi ma fondé fii en Italie am na section boo xamante ni 15 ans ba 21 ans lañ ko baaxee. waaw ku am plus de 21 ans ngay participer ci yeneen section, mais dafa am section boo xamante ni 15 ans ba 21 ans mooy poète xale yi nga xamante ni ñuy xool ñen ñoo ci biir nga xamante bu leen primer yaa ngi leen di encourager di leen xamal ni leen yow mii kat am nga lu nekk ci yow, tu as la veine poétique, continuer ngay bind. loolu lu am importance la. professeur bi jàngale français di jàngale littérature war na gën a mën a insister ci poésie, di jàngale les figures rhétoriques. ndax xam nga bind doyul rek nga am sentiment bind, nga am émotion bi nga bind. des fois bind dafay laaj un vocabulaire très riche, dafay laaj baat yoo xamante ni da ngay xam baat yu bari ci langue bi ngay bind. te loolu li la ko mën a gën a may mooy ngay lire, mais aussi tamit des études poussées, mooy nga jàng. Ça ne suffit pas rek nga am benn diplôme bi, mais ngay continuer def des études universitaires, parce que daf lay permettre lu sa vocabulaire gën a riche, nga gën a mën a lire ay auteurs yu bari na la gën a permettre sa créativité gën a nekk une créativité raffinée. parce que bind xam nga poésie lu tax mu compliqué. tey roman mën nga ni dama yeewu rek dem yeewu jël sama saak jël sama taal sama oto dem. xam nga tey fekkee da ngay bind ci poésie na ngay chercher nu mu gën a neexee nga gën koo waxe, nu ko nopp yi di gën a déggee ak benn émotivité bi nga gën ko jox rythme bi ak yi muy laaj ak yépp. ak xam nga tey booy togg ni ngay toggee def ci liñ ci war a mën def yëpp pour jox ko benn parfum bi, jox ko benn ingrédient bi ci war pour mu am vraiment benn saveur bi. voilà, c'est ça la poésie. donc nag moo tax may revenir ci loolu pour préparer une bonne relève, préparer relève bu baax. poète jeune il faut nga encourager leen ñu jàng, encourager leen ñu lire. les bibliothèques fu nekk ci Sénégal dafa waroon di gën a bari livres yi état bi di jël
yenn livres yi di ko imprimer di ko dugal ci bibliothèque yi professeurs yi di demander xale yi pour ñuy gën di lire. Il faut mu am investissement boo xam état daf ko war a def ci wàllu culture pas seulement la poésie mais la lecture en général les romans les nouvelles les récits nga xamante ni ñiy jàngale littérature moo xam littérature arabe anglaise française portugaise allemande lu mu munti doon italienne dina leen gën a permettre ñu gën a mën a dugg développer jox xale yi les instruments les armes parce que kii dem guerre soldat bi na nga koy jox moyens yi nga xam soxla na ko lu am importance ak noonu donc relève bi boo koy préparer doyul rek nga yëkkati 1 million 2 millions nga jox ko une maison d'édition ndax maison d'édition boobu xaalis boobu tey bu ko jotee moom aussi day dem publier ay auteurs yi muy publier moo koy choisir waaw donc baax na que nga fond d'aide bi ñoom ñu dem génne livre yi ñu bëgg a génne mais relève loolu rek doyul il faut nga préparer xale yi waaw parce que relève bu ñu koy wax le mot même baat bi essence su baat bi mooy ñi nga xamante ni bokkuñu ci génération bi ñeneen ñi war a ñëw te ñeneen ñi war a ñëw il faut nga tàggat leen réseaux sociaux nag daf ciy baax daf ciy jouer aussi nga xamante ni tey le poète se fait connaître poète bi mën na di def ay vidéo mën na di publier ay poèmes am bu amul possibilité tey jii di publier ñu organiser avec des revues internet yoo xamante ni revues yi publication yi par en ligne lay doon nga xamante ni poètes yi nañ leen ci gën a xam nañ leen ci gën a ràññee donc internet bonul ça dépend ci niñ koy utiliser tey nag ñi utiliser internet ci Sénégal doyul baaxul ndax internet du saaga internet du loolu rek internet leneen la internet dafa am rôle boo xamante ni ñun dañ ko war a jox donc ce qui fait ñun bu ñuy liggéey suñu liggéey lépp ci internet la aussi ci site yi il faut nag nga xool nan ngay utiliser aussi les médias pour mën a véhiculer sa pensée donc comme tey génération saaga defe naa ni loolu ça n'a rien à voir avec l'écriture et la poésie Facebook baax na médias yi baax na et tout mais tout dépend ci niñ koy utiliser donc yooyu yëpp nag ay paramètres la ay indices la ay yoo xamante ni dañ koy calculer xool ko pour mën ci dugg mais boo ci duggee da nga koy setal nag liggéey bi day laaj mu nekk liggéey bu set ndax ñun moom la ñuy def on a des pages Facebook am nañu ay page Facebook am nañu ay site am nañu ak yeneen ay revues comme ni ma ko waxee en ligne yooyu yëpp dafay baax pour mën a préparer vraiment suñuy rakk suñuy sœur suñuy doom nga xamante ni ëllëg ni nañu mën a gën a représenter suñu continent représenter suñu Sénégal gën a mën a bind ñu gën leen mën xam gën leen mën a ràññee. waa dama laaj bu am importance la action buy jóge ci gouvernement di jóge ci état ak lu ñu def dañu war di gën a dolli Macky Sall def na jéego yu am solo ci édition fonds d'aide à l'édition da koy def vraiment da koy def xam naa ci dara parce que damay organiser le prix te xam naa ay auteurs yu bari Sénégal ci côté boobu dañ ko ciy féliciter di ko encourager ministre am ak ex-ministre de la culture yi ñi nekk Sénégal ñëpp vraiment ci wàllu investissement à l'édition def nañ ko sama vision man personnellement en tant que sénégalais tey su fekkoon ni amoon naa possibilité ma toog ak le président de la république wala ma toog ak son ministre de la culture li ma wax
damay ñaan aussi ñoom ñu dégg ko dinaa leen gën a wax ñu fexe vraiment préparer xale yi jàngal leen ñi ngi leen di jàngal gën a yokk def des programmes vraiment personnalisés nga xamante ni programme la yoo xamante ni dañ koy jagleel poésie taalif nag xam nga boo nee Zlam déjà tur bi xam nga man aussi ci benn côté philosophie daf ma yàq loo gis mu am tur rek nañ ko bàyyeek turam Zlam la tudd parce que dafa am lu tax mu jóg rap dafa am lu tax mu jóg taalif poésie dafa am lu tax mu jóg ñu delluwaatee sunu xalaat ci Grèce antique poésis mooy faire na ngay def poésie dans l'histoire dafa am sax ay signification lu muy tekki parce que par exemple bu ñuy dugg ci époque renaissance amoon na beneen signification bu mu amoon ndax pour ñoom jamono yooyu poètes yi mooy ñi nga xamante ni mënoon nañu di wax ci poésie latine yi nga xam dañu doon bind en latin kon xam nga kon tey bu ñu demee ba ku nekk di jël di taalif ci sa langue jamono bu nekk rek ak vision bi ñuy jox benn baat bu nekk ak la muy tekki pour bañ a sori sa laaj ni nañu gën a defar xale yi gis nga poésie taalif dafa baax ndax taalif dafa yar nit aussi ci kàllaamu nu muy waxe xam nga nee nañu kuy wax di saaga parce que vocabulaire am riche tey saaga dafa bari Sénégal ndax liñ lay njëkk a jàngal mooy nooy waxe ak say moroom nooy waxe ak mag nooy waxe boo nekkee ci public nooy waxe boo nekkee ci sa classe nooy waxe boo nekkee ci sa famille poésie daf lay jox arme yooyu nga xamante ni tey wax lu mu gën a rafet man mën naa wax ak yow wax la li nekk ci man te duma la saaga duma la wax lu la naqari naa la ko wax ci nu mu gën a rafete rafetaay boobu beauté boobu nga xamante ni mu esthétique boobu dafa nekk ci poésie moo tax poète xaw a doy waar kon nag dama jàpp ni muy sunu langue muy langue bu mënti doon français la ñuy jàngale Sénégal ma reveniraat ci bu ñu fàtte suñuy langue nationale nañu fexe jàngal xale yi wax figure rhétorique du dara lu dul beneen anam booy utiliser booy wax nga xamante ni sa wax na nañ ko déggee neneen te doo blesser nit ki waaw kon nag poésie dafa am rôle bu muy jouer ci société dafa baax kon nag ñun nañu fexe gën a appuyer jàppale action bi nga xamante ni gouvernement Sénégal jël na ko ci wàllu édition di leen di jox sunu xel rek gis nga lépp loo gis ci waxtaan la xelal parce que li may wax ni peut-être xëy na ministre bi ne na ko mës a dégg wala Macky Sall dégg ko moom de waxu am na ko ci waxoon lii nga xamante ni mën na servir gouvernement bi parce que ñun politique guñu ñun wàccuñu ci arène politique xëy na nag am nañu sax capacité yi mais wàccuñu ci arène politique bu ñu gisee nag suñu gouvernement def aussi action bu rafet ne nañ ko rafetlu ne nañ ko encourager nañ leen wax pour ñu continuer ci di doxal action yu mel noonu ñun li ñu ñor rek mooy l'écriture poétique l'écriture en général ndax bind moom dafa jafe ndax kiy bind ne na toog jël temps ne na toog xalaat ne na toog lu mu gën a rafete mu bind ko ne na am aussi lu tax muy bind bëgg na défendre ay cause ndax boo xoolee révolution yi am yëpp les grands intellectuels ñoo ko def à travers ci wàllu bind ci wàllu poème ci wàllu roman ci wàllu ay essai ak yu mel noonu kon booy bind il faut nga dafa am lu ko jiitu mooy xam-xam bi bu fa nekkul pour nga bind ni na jafe te pour nga bind ci langue boo xam ne nampuloo ko
yàlla de moom mooy maye doom moom ñu bari am na ñu mu ko jox waaye nag langue da nga koy jàng da nga koy maîtriser da nga koy xam ba war ci mën a bind donc moo tax ma ci samay tontu ma jiital loolu ne nañu ñaan ba gouvernement bi gën a mën a def des programmes personnalisés aider les écoles l'université demander professeurs yi ñuy dugg ci yenn programme di jàngale bu baax poésie parce que lu am solo la di organiser des prix littéraires bu amee tamit ñu gën ko yokk gën ko dooleel parce que loo gis da nga koy dooleel moo tax Senghor mu am rôle bu mag bu mu joué woon Sénégal tey nag waxee am na sax ñuy ree naan poésie moom ñun soxlawuñ ko dañu soxla leneen waaye nañu jàpp ni que développement mënul am su fekkee littérature joué wul rôle bi mu war a joué yàlla daf ñu sàkk ci sunu dund littérature art ak leneen dafa bokk ci sunu dund dafa bokk ci sunu quotidien ba pare aussi lu tax ñu war di bind parce que sunu identité sunu xëy na baatu identité sax waruma ko tudd ndax dama koy éviter des fois mais dañu war a gën a sargal sunu aada sunu culture sunuy tradition te bu ñu dul bind dara du fi des ëllëg du ñu am lu ñu mën a nettali te loolu lu am solo la nañ ci bàyyi xel bind dafa baax tey boo duggee dans les bibliothèques fii en Italie en France fu mu mënti na nga fay fekk livre yoo xamante ni bañ ko publier kenn xamul ñaata siècle la édition yu yàgg yoo xam livre bi feuille bi boo ko yëkkatee sax mu xotteeku man dama jàpp ni que ñun suñu ci wàllu culture ci wàllu édition dañu waroon a def bibliothèque yi bari xale yi di lire man am na loo xam jot naa ko fàttaliku ci sama génération ba may nekk xale tout tànk Thiès wala musée bu Thiès ndeysaan boo fa mësaan dugg dafa rafet léegi nag àdduna di dox tey yu bari day soppeeku Senghor daf ko bëggoon moo taxoon fu nekk mu def fay musée def fay artisanat di wane sunu culture defe naa ni yoon boobu war nañ ko mën a jëlaat tey su fekkoon yàlla defoon na ma amoon rôle bu may joué ci wàllu politique Sénégal loolu ni naa ko def ni naa ko asseoir politique bu mel noonu nga xamante ni dinaa reprendre lépp loo xam Senghor defoon na ko ci culture ndax loolu moo tax yeneen xeet yi di la respecter man damay dem fu nekk dañ may invité partout may wër di def ay lecture damay tasanteeg bu ma demee damay visiter Roumanie dem naa ci ay communes ay Craiova Caracalla dem naa ci ay communes xool macha allah ngay xam ni état bi dafay investir dañuy jël ay poètes traduire seeni livres en roumain bu ñu paree dugal ko dans les bibliothèques nga xamante ni tey tur boobu dafay des foofu yooyu yëpp dafa baax que ñuy fexe toujours di jàng te loolu jàng rek moo la ko mën may ngay dem di jàngi dem di lire ay auteurs xam leen donc investissement du doy sunu gouvernement mi ngi koy def nañ ko gën a dooleel ñoom ñu gën a yokk seen loxo gën a def investissement loolu laa mënoon a tontu ci laaj bi mu nekk laaj bu am importance. laaj bi lu may tàggatoo ak sunu mbokk auditrices yi ak auditeurs yi nga xamante ni ñi ngi ñuy déglu ñi nekk ci diaspora bi ak ñi nekk Sénégal di ñaan yàlla rek yàlla def jàmm ndax poésie c'est la paix jàmm lañu bëgg un pays libre un pays démocratique un pays boo xamante ni vraiment li fi suñuy maam yu baax yu tedd yi tëdd bàyyil ñu ko fi ñun aussi ñu jël ko vraiment mën ko toppatoo aar ko bu baax ba ñeneen ñiy ñëw ñu mën leen ko jox dénkaane la dénkaane nag kenn du ko sànni dañ koy téyel suñu bopp suñuy fukki loxo vraiment liggéey ci liggéey bu rafet mën ko bàyyeek xale yi ñëw ñu leen di wooy la nouvelle génération Sénégal jàmm lañ ko xamee dialogue lañ ñu xamee d'ailleurs
Senghor mi nga xam moo fondé la nation sénégalaise l'état du Sénégal lépp ci dialogue la ko teg. Dialogue nag mooy naxante, ku nekk déglu sa moroom, échange, loolu mooy poésie. ñu toog ñun ñëpp waxtaane ko, diisoo ko, parce que li ñu amal njariñ rek mooy construire sunu dëkk, construire sunu nation. Balaa ngay construire état da ngay construire nation, ndax dafa am ay valeurs yoo xamante ni ñoom ñoo ñu boole. valeurs yooyu nag mooy des valeurs traditionnelles, ay jom, kersa, waaye bokk na ci bëgg sa moroom, respecter sa moroom. defe naa ni loolu la ñuy tënk situation bi am Sénégal. ñaan yàlla def ci jàmm, ñu dugg ci élection législative yi ci jàmm, génn ci jàmm. élection présidentielle yi aussi ñu dugg ci jàmm, génn ci jàmm. Sénégal sunu Sénégal la, àdduna yëpp nag ñu ngi toog duñu seetaan. lu may conseiller ñëpp rek mooy lépp lu ñu def mu dugg ci presse internationale, kon nañ def lu rafet, nañ ko wax. ñi ñuy jiite nañ ci bàyyi xel. ñi xëccu pour jiite réew mi nekk ci opposition bi nañ ci bàyyi xel, ndax li fi nekk rek mooy demal sa morom dikk. ki fi nekk na sàmm vraiment image am, ndax suba say jëfi tey mooy say jëwi ëllëg. waaye tamit ki fi nekk di xeex, ñi fi nekk di xeex, bu leen dara jaral loo xamante ni ëllëg bu ñu toogee ñu dund lu gën a metti. kon nag nañu rafetal ànd bi. nguur moom wut ko walla am ko, boo koy wut ak boo ko téyee tamit xamal ni moomoo ko, peuple bi moo ko moom. ñu bàyyi ci xel bu baax, lu am solo la. nguuru yàlla rek moo dul jeex. nguuru doomu aadama tout est éphémère, lépp day jàll, day dem. donc lépp luñ ciy wut nañ ko rafetal, nañ ci bàyyi xel. lépp loo xam day taal Sénégal nañ ko moytu. lépp loo xamante ni buñ ko waxee fay taal bi ba jàmm dong mujj ci, nañ ko def. di remercier ñëpp, di leen remercier yéen aussi, seen liggéey rafet na ci message yi nga xam ne yéen a ngi koy jox askan bi ñu koy xam di ko déglu. ñu ci rafetlu vraiment liggéey bu rafet bi ngeen di def. di leen di dénk yàlla, di leen di ñaanal yàlla mi dara tëwul yàlla na wàcce jàmm ci àdduna. ndax duma ñaan rek Sénégal, ndax bu àdduna amul jàmm ñun duñu am jàmm. kon fépp fu doomu aadama nekk, muy ku weex, ku ñuul, xeetu diine bu mu mënti nekk, yàlla na yàlla def fépp jàmm. sunu Sénégal yàlla wàcce fa jàmm, wàcce fa xéewal yu bari, ñun ñëpp ñu bokk ko. que vive le Sénégal, vive la paix et vive la liberté, vive la poésie. Merci bien.